le show des Linguères jigéen bu nekk ab Linguère nga. mbokk yi benn waxtu ci bëccëg jot na fii ci Ndakaaru li gën a fës ci bopp xibaar yi digue de protection bi waroon a aar askan wa dëkke ca Saint-Louis ca goxu Mbaaj ndox mee ko yóbbu ginnaaw ba ñu ko taxawale ci tolloog ñetti kilomètre ak lu teg liggéey ba ñu dénk ko ñii di waa Eiffage daañu ko fanfat ci xibaar yi ànd ceeg suñu ndaw di Gambi Diagne leneen nit dina bokk ci xibaar yi muy fexe ba xar doy sëkk ci réew mi ba duñu ko jéggaane association bi ëmb maire yi nekk ci réew mi fas yéene ci dugal seen loxo jëwriñ juñ dénk wàllu wi ne dana leen jàppale projet ba fësal na ko la muy xaarit ca maire yi ngir ñu dugal ci seen loxo it lu ni mel Fram fàcce ne ko ci am ndaje bu mu doon amal ca Géejawaay da ngeen mën a teewlu kàddu Aminata Mbengue Ndiaye ci xibaar yi lay doon leneen dina ci bokkit muy COJER bu Podor taxaw tem ngir daal di amal ay sensibilisation ngir askan wi mën a jëli seen i carte ñu bindoogul mën a bindu loolee la ñu fësal ci seen ndaje ñaawlu ñeneen ñu mel ni ñoom bëgg taxawal ab COJER ca Podor ñu jàpp ni loolee àndut ak seen ko bëgg-bëgg dañ ci diggéen ci xibaar yi ay jigéen la ñu bootu ci ab réseau émergent ngir suqali Pikine Est jotee ay koppar yu takku ngir ñu gën a mënal seen bopp ñoom nag la ñu fësal mooy ni daañu fexe ba njiitum réew mi di le président Macky Sall amaat ñaareelu mandat ci élection présidentielle yi atum 2019 ndax lii di bilan matte na ko dañ ci dikk yéen ci xibaar yi ànd ceeg leeral suñu ndaw di Abdoulaye Wadianga mbokki ponk yaa ngoo ko bu ngeen ñu toppee ñu yaatal ko. mbokk yi ginnaaw ba ñu leen nuyoo xibaar yi ci digg bëccëg bi dañ koy dooree ak goxu Mbaaj nekk ca Saint-Louis askan wu fa dëkkee ñu daal di leen taxawal ab digue de protection ngir aar leen ca ndox ma nu muy nangoo seen kër mu mel ni ki démb ndox mi moo mujj daaneel boobee digue de protection nga xamante ni ba ñu ko taxawalee def na kilomètre ak lu tekk muy nag ci feuille bu ñu sukkandikoo ci li nga xamante ne moo aju ca feuille de route bi mooy ni boobee dikk waroon na mën a am lu tolloog 20 at waaye mu mel ni 20 fan rek yegg guñu ca dig boobee daani daanu ñu ngi ci jokko kaay bi ak suñu ndaw di Gambi Diagne Gambi ginnaaw ba ñu la nuyoo mu mel ni dig bi ndox bi yóbbu na ko ni ki démb. ñu ngi lay fay Pape Ousmane fi mu nekk ni nag yaakaar dafa tas fi nga xamee ni moom mooy ci diwaanu Ndar li ko waral nag moom mooy li nga xamee ni moom la ñuy duppee digue de protection te ñu dugal ci 10 milliards yu nga xamee ni mooy suñu kopparum réew ngir nag ñu tabax ko na mu gën a gaawee ngir mu aar li nga xamee ni moom mooy Langue de Barbarie ñuy war a aar Ndar digue ba nag fi mu nekk ni daanaka géej gi daal dina koy gas ba fi mu nekk ni nag daanu na loolee nag muy indi njàqalu rëy ndax dañu gis ni li nga xamee ni moom mooy cahier de charge bi dafa waxoon ni digue de protection boobule war nañu ko garanti lu toll ci téeméeri at waxuñu rek 20 mais téeméeri at yi nga xamee ni waroon nañ ko garantir fi mu nekk nii nag ñu dugal ci 10 milliards daal di koy tabaxandi fi mu nekk nii rek ñaari weer agum la ñu amagum motagul sax téeméeri fan digue bi si waatu boppam daal di tàggoo loolee nag bu nekk lu nga xamee ni lu doy waar la ba tax na ñi nga xamee ni fi mu nekk nii ñoom ñooy ñii way seetlukat yi ñoom ñëpp yëkkati nañ seen kàddu mi ñi nga xamee ni ñoom la ñu sasoon ñu tabax digg boobule ñoom mosuñu leen a xamee ci liggéeyu tabax digg naam am nañu xarañ loolu ci yeneen i fànn lu mel naka ci ay tëli ak ay pont waaye waruñ leen woon a jox ñu tabax li nga xamee ni moom mooy digg bii. ñooñu ñooy ñan Gambi Gambi ñi ngay wax ñooñu ñooy ñan. tabaxoon nañu fi benn mur bu nga xamee ni moo doon aar Langue de Barbarie mur boobu nga xamee ni France moo ko fi tabaxoon ci ay jamono. moom daanaka dund na sax lu ëpp daanaka juróom fukki at gënoon dëgër tey jii li nga xam ne ni moom mooy mur bi digue bii nga xam ne ni tey jii tabax nañu ko rek ci ay fan rek mu daal di commencé tàggoo géej gi daaneel ko daal di koy gas daaneel ko yàq ko ba fi mu nekk nii nag li nga xam ne ni moom la Emmanuel Macron indi woon mu toll ci 10 milliards suñu kopparum réew ñu waroon ko ci dugal fi mu nekk nii mbir ma naax na saay
kon nag mu nekk lu nga xamee ni lu kawteef la Pa Ousmane fii ci diwaanu Ndar. waa Gambie maa ngi la doon laaj ñooñu ñan la ñi nga xamante ne ñoo amee woon liggéey bi waa Eiffage la wala ñan la. Eiffage ñoom ñoo yore liggéey bi ñoom xam nañ leen ci liggéeyu pont bi pont bu Ndar bi ñoom ñoo ko liggéeyaat ba mu bees sàq mu nekk liggéey bu mucc ayib ñoom nag liggéey nañu ay tëli yu nga xamee ni fii ci diwaanu Ndar mu nekk ay liggéey yu mucc ayib waaye kenn mësu leen a xam ci li nga xamee ni moom mooy liggéeyu ay digg ak lu jëm ci géej ba tax na ku mel na Baye Cissé ku ñu xam ci diwaanu Ndar moom ca dorte ba tëggoon na gémminam yuuxu ni ñi nga xamee ni ñoom ñooy waa Eiffage ni ñu songee liggéey bi lii bu fekkee ni nii lay demee du lu nga xamee ni dana taxaw. waa Gambie balaa ñu lay bàyyi. waaw balaa ñu lay bàyyi nga wax ñu rek askan wi nga xam te ne ñoo ci loru ñoom jamono ji naka lañ koy dundee. fi mu nekk nii kay ñoom ñëpp dañu xam ni rek fi mu nekk nii li wolof Njaay naan ku tëb daal cib xal dese na la beneen tëb loolu moom moo leen dal fi mu nekk nii kon dafa mel na que fi mu nekk nii seen jàngoro mënuñu jàpp ni dana saafaraw bu fekkee ni Eiffage moom mooy liggéey bii ci ni mu koy liggéey nii. mu ngoog ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax moom Gambi Diagne di suñu ndaw teewal ñu foofee ca Saint-Louis lañ doon waxtaanee mu ngi aju ci digue de protection bi nga xamante ni moo waroon a aar askan wi ci ndox mi na muy nangoo seenu kër loolee xëy ni ki démb daal di daanu muy nag ci cahier de charge comme ni mu ko xamalee woon. ni dig boobee waroon na mën a am garantie ñaar fukki wala boog téeméeri at deful sax téeméeri fan dig ba daan ñu amee nasaba boobee liggéey di groupe bi di Eiffage xëy na dinañ ci dikk yéen mu gën a yaatoo sunu yeneen ni jotaayu xibaar ñu wax ci leneen muy fexe ba xar doy sëkk ci réew mi di mbébétu jëwriñ juñ dénk wàllu élevage waral ba association bi ëmb maire yi nekk ci réewum Sénégal fas yéene ci dugal seen loxo ci taxaw boobee projet jëwriñ ji ne nag dina leen ci jàppale di Aminata Mbengue Ndiaye mu ngi faram-fàcce boobee projet na muy tëddee ak it la ñuy xaar ci maire bi ngir ne loole ñuy muy seen mbébét mooy fexe ba xar doy sëkk ci réew mi ba duñ ko jéggaani ñu mën caa yegg ñu teewlu kàddu jëwriñ ji kii di Abdoulaye Wadianga Ibrahima Togala ñoo taataan ay kàddoom. 3 millions kese bu ngeen ko génnee ci seen budget chaque année 1 milliard 500 millions et quelque lay nekk 1 milliard 500 millions et quelque nag bu ñu ko génnee ñu ne lii mooy contribution maire yi at bi at ba ca topp ñu def ko ba seen juróomi at mat yaakaar naa lu mat 7 milliards maire yi wala 8 dinañu ko investir ci opération bi tey mun naa ne lu tolloog téeméeri dëkk téeméeri maire téeméeri commune engagé wu nañu déjà ci opération bi laadum yi ñu joxe duñoo seet ay nit ñu dénk leen ko ñoom itam mu nekk source d'emploi pour ñoom parce que bu ñu demee war a dama naan sax xar yi du ñuy aye parce que ku ci dem ci benn kër war faa yendu wala nga war faa toog ñoom du ñu leen di fay loolu ñu leen di fay ci la ñuy def entretien bi ci la ñuy occupé wu daal maanaam ci xar bi mais ay revenu sax mun na cee génn pour ñi nga xam ne ñoom ñoo yore projet bi loolu moo tax ñu bëgg yéen ñëpp ngeen jàpp ci li nga xam ne tey moom la ñu def fii lu am solo la lu am maanaa la loo nga xam ne ëllëg ak si biir li ma leen di jural wax dëgg yàlla du ngeen ko regretter benn réccu du ci am. ngook nekkoon kàddu jëwriñ juñ dénk wàllu maanaam càmm gi ak lépp lu aju ci mbirum maanaam production animale doon sàkku ci maire yi ñu taxawu Sénégal ci ñu fexe xar mën a doy sëkk ci réew mi projet ba na mu ko fësale jot ngeen ko teewlu ñu wax ci leneen mu jëm ci wàllu politique di ay ndaw bootu ca COJER nekk ca Podor jàkkaarloo ko taskati xibaar yi fësal ne la war a doon seen taxawaay ci élection présidentielle yu ñu dëgmal mooy fexe ba askan wi mën a jot seenu carte rawatina ñu dëkkee ca Podor ñi nga xam te ne bindooguñu ñu mën a bindu ña war a mën a amal lii di révision exceptionnelle jëm ci fichier bi ñu mën koo amal waaye leneen lu ñu ñaawlu mooy ñenn ñu mel ni ñoom taxawal bëgg a taxawal lii di COJER ca Podor loolee la ñu jàpp ni warta mën a am ndax ñooñu dañu bëgg a saboter seen ko mouvement suñu ndaw a nga foowoon di Mamadou Samb. yi nekk ci diwaanu Podor lii seen bébét mooy fexe ba doomu Podor bu nekk am carte électeur am ngir mën a bokk ci jongantey présidentielle yu 2019 yi ñu dëgmal. lii xew mooy bindu ci élection yi ñun tamit ñu ne dañuy def benn campagne chaque Podorois une carte campagne boobu nag moom la ñu bëgg a démarrer par tey cette activité mooy assemblée générale bi ngeen fekkee du yàgg ñu wàcc département bi 4 arrondissements yi nga xamante ni ñoo bokk ci département de Podor ñu dem. wax ak xale yi wax ak mag ñi wax ak ñi nga xam ne amaguñu carte électeur ñoom ñëpp ñu bindu message boobu ñun ñoo ko mën a jàllale ndax ñun ñooy ndaw ñun ñoo mën a wax ak ñooñu te loolu noonu tamit dafa bokk ci programme boo xam ne ñun la dynamique de la victoire du département de Podor dynamique boo xam ne docteur Cheikh Oumarane moo ko jiite
dañu nas benn programme bi ay action la. moom mi jiite COJER bu Podor di ñaawlu bu baax ñi nga xamante ni dañ doon jéem a tilimal seen der te liñ ci jublu woon mooy sos beneen COJER ci diwaanu Podor. dafa am benn groupe de jeunes ñoo xam ne dañ bëggoon saboter du ñooñu sax dafa am ñu nekk seen ginnaaw ñu ne dañuy convoquer assemblée générale pour créer beneen COJER bis malheureusement mbir moomu antuwul ndax ba xale yi ñëwee ba toog ñu wax leen loolu dañoo génn ñoom ñëpp bàyyi leen ak seen saal ñu ne ñoom nanguwuñu loolu duñ ci ànd parce que li fi nekk gis nañ ci seen bopp kontaan nañ ci te mu ngi dox bañ ko tantee yàlla def antuwul xam naa ñu ngi ci yeneen pexe mais ñun ñooñu duñ leen tontu parce que ñu ngi ci ay action yoo xam ne day tax président faluwaat tontu gi mooy lii lancé campagne bii nii tontu gi mooy ci fan yi ñu dem ba Fouta dans le département de Podor wax ak militants yi wax ak xale yi ñoom ñëpp ñu bindu. COJER bu Podor di firndeel ni amul dara lu muy nëbb ci campagne bi nga xamante ni amal na ko tey xam le ni dinañ def lu ñu mën ngir falaat njiitu réew mi président Macky Sall ci boppu réew mi waaye ngir loolu mun a am fekk doomu Podor bu nekk am carte électeur am. Mamadou Samb jamono boobee ay jigéen lañu bootu ci réseau émergent pour Pikine Est jotee ab enveloppe bu am solo boo xamante ni ngir seen yëngu-yëngu di seen i activité ñu gën a mënal seen bopp la ñuy woowee autonomisation des femmes ginnaaw ba ñu ca bëggee ne dañuy taxaw temm ngir fexe falaat njiitum xew mi di le président Macky Sall ci élection présidentielle yu atum 2019 ci nañu koy defee ci seen i kàddu mooy ni bilan bi nga xamante ni nguur gi amal nañ ko doy na sëkk ngir mën a layal nguur gi ci askan wile ni war na leen mën a doy ngir ñu falaat njiitum réew mi di la président Macky Sall ñu ànd ceeg suñu ndaw Abdoulaye Wadianga ak Ibrahima Togala. mbuy jigéen yi nekk fii ci Pikine Est dañ ko daal di jagleel financement ñi nga xam ne ñoo ŋànk jamono ji nguur gi ñoo leen daal di jagleel lu ni mel. jigéen ñi defe naa ne yàgg nañ di taxaw pour ñu mën a demal seen bopp parce que defe naa ne président Macky Sall wax na ne 2018 bi année sociale la. jigéen yooyu kontaan ci jëf jile ñu ngi wax ne dinañ xaar seen tànk tubéy ngir rek njiitu réew mi Macky Sall ñu mën ko falaat ci élection yi ñu dëgmal. tëddatuñu lekkatuñu naanatuñu ñi ngi jug takku taxaw jàppale ndaw ñi jàppale góor ñi jàppale jigéen ñi pour mën ko falaat. kuréel boobu nga xam ne moom moo ëmb jigéen ñi fii ci Pikine Est dañoo tamit rafetlu bu baax a baax liggéey bi nga xam ne njiitu réew mi def na ko fii ci département bu Pikine. marché syndicat baa ngi ne ñu di ko wàcc grande mosquée baa nga ne commencé na ko ay milliards Dalifort a ngi nele ak projet 10 milliards boo xamante ni defe naa ni buñ ko kiiwee yàggul ci semaine dernière kon defe naa ni yooyu yëpp buñ ko boolee parce que président Macky Sall nag dëgg nag bilan rek. dëgg bu ñu ko présenté rek war na koo mën a falaat. jigéen ñi nekk fii ci banlieue bu Ndakaaru dañuy faral di jànkonteel ay jafe-jafe yooyu nag ñu ngi jëm ci seen wàllum autonomisation ñi nga xam ne ñoo ŋànk nguur gi fas yéene nañ ci indi ay saafara. Abdoulaye Wadianga Youssou Ndour ak kàddu ya mu yëkkati ne am na mbetteel ci ñi nga xamante ni ñooy ànd ak njiitum xew mi di la président Macky Sall réseau bi ëmb enseignants yi nekk ci APR ne kàddu yooyu Youssou Ndour yëkkati mën na ko teg ci suuf jéem a waxtaan ak njiitum xew mi di la président Macky Sall ndax jàpp nañu ni daanaka réeroo amul ñàkk waxtaan am yemuñu ca jot nañoo layal nag kàddu yi nga xamante ni kii di Aly Ngouille Ndiaye yëkkati ko ay bés yi ñu génn jëm ci mbirum élection yi ñu jàpp ni kàddu yi dañu ko toxal ci contexte ba mu ko waxee ñu jàpp ni ku ñu war a mën a wóolu la moom Aly Ngouille Ndiaye ndax wane na ko te it mënees nañoo am njort ni élection présidentielle yi ñu dëgmal mën na ko organiser ca nañu koy xaare leera yeeg suñu ndaw di Ndeye Aram Touré. ministre conseiller Youssou Ndour ñàkk am lu ko neex ci àndam ak APR jongalekat yi bokk ci parti bile jug ngir fay lakk gi di ko ñaan mu delloo si xalaatam te jéem a waxtaan ak njiitu réew mi. suñ camarade Youssou Ndour ak président Macky ñu retrouvé wu te bu ñu toogee danañu waxtaan danañu ñaan sax même émission bu naroon a génn bi ñun ñu ngi ñaan Youssou Ndour wax dëgg yàlla ñu bàyyi ko ba beneen ba yi passé. Youssou Touré ak i naataangoom ñaawlu nañu doxalinu ku jegi ci jamono jile ñuy fësal ni kàddu yi ñuy yëkkate di ko teg jëwriñ gi ñu dénk kaarange dëkk bi ëpp na te teguwul fenn jàngalekat yile di ci dolli ne Sénégal toll na foo xam ni kenn mënatu fi sàcc élection. yaakaar naa ne ministre Aly Ngouille Ndiaye tey jii ñu ngi koy def sax dans une situation qui n'est pas du tout confortable et ce n'est pas bien ku xam Aly Ngouille Ndiaye xam ne nit ku jub la nitu dëgg la wax moo yombut. wax si boppam yomb da nga wax ba waxto jànge di dal la ma fi
ma wax bañ dàq ma. yëngu-yëngu yi am ci njàng mi it yitteel na jàngalekat yi ba tax na ñu ngi ñaan seen naataangoo yi ñu jéem a delluwaat waxtaan ak nguur gi ngir indi saafara dolli nañ ci it ne budul dara nguur gi def na ay jéego yu am solo ci njàng mi. taa bi def nañu ay jéego vraiment ñi ngi ñaan ñun ñëpp ñu toog ci benn table ñu xool nan la ñuy jéem a régler problème bi une fois pour toutes. ba muy jeexal Youssou Touré di leeral ni benn kuréel bu ëmb jàngalekat yu APR yi moo am ci biir dëkk bi te moom moo ko jiite ña ca bokk nag fas yéene nañu amal ndaje bu yaatu ci Saly fii ak fukki fan ak juróom ngir xalaat ci programme bi ñu mën a tëral ngir falaat président Macky Sall ci bopp réew mi. Ndeye Arame Touré kooke di coordonnateur bu réseau des enseignants de l'APR di Youssou Touré yamu ca dal na ci kaw Idrissa Seck muy njiital parti réew mi mu jàpp ni war naa mën a dakkal xaxar ak kàddu yi ñàkk teggin yi nga xamante ni ñu ngi koy yëkkati jamono bu nekk di ko teg ci ndoddal njiitum xew mi di le président Macky Sall ndax jàpp na ni lu ni mel tekk lenn lu may ni faalawul institution ba muy représenté moom njiitum xew mi te loolee war naa mën a dàkk ñu teewlu kàddu Youssou Touré. Idrissa Seck lu ñu koy wax mooy que na xam ne yàlla mooy maye yàlla si boppam moo yor yëpp jarut ngay tari ay saaru alxuraan te boo génnee xaste parce que sa moroomu waxuma sax sa moroomu jullit mais sa moroomu doomu aadama am na kaddu yoo xam ne waroo ko teg si koom bu fekkee ne nee nga jullit nga fu ñu wax nga ne dafa tëlle dafa cuune buñ paree ne APR ñooy saaga kan la APR saaga jàmm lañ xam président Macky bugut xaste bugut kàddu gu tegginuwut bugut saaga tout le temps mu wax ñu ko kenn ëpp fi yar président Macky ku yaru la c'est pas en s'attaquant de façon outrancière au président Macky Sall qui est la première institution de ce pays bu ñu la yaree mag doo ko xas doo ko saaga bu fekkee yar bu fekkee am nga yar bu fekkee am nga yar kàddu gu ñagas kàddu gu salte doo ko jël teg ko ci borom kër. mu ngoog nekkoon kaddu kii di Youssou Touré coordonnateur lii di jàngalekat yi nekk ci parti bi di APR ànd dooleel Khalifa di ab mouvement ñoom jàpp nañu ni njiitum xew mi di le président Macky Sall la muy def mooy làq doom dóor doom ndax lu aju ci wàllu luubal xaalis ak it yorin bu sellut daanaka ñi di waa IGE jot nañoo épinglé ñu bëri ñoo xamante ne daanaka ñu ngi nekk ci nguur gi te ba léegi furaas dalu xëdeen la njiitum xew mi ci teg loxoom waral ba ñu jàpp ni justice bi ñuy woote ni dafa indépendante ci réew mi daanaka gisuñu ko te it daañu wéyal xeex bi ba keroog seen naataango di seen leader di Khalifa Sall ñu bàyyi ko loolee ñu fas yéene ci amal ab caravane bu ñu fas yéene wër fépp ci réew mi ngir daal di laay biir askan wi ci taxawaayu réew mi ci jamono ji ñu jàpp ni bu ñu ci taxawul indi ci ay saafara dañuy dugal suñu réew ci guuta leeral yeeg suñu ndaw di Kore Ndiaye. ànd dooleel Khalifa mi ngi wone naqaram ci li muy woowee ay dérive yu soxal nguurug Macky Sall bu ñu sukkandikoo ci kàddu njiitam détournement ñeewal wàllu kopparu askan wi waaye itam yorin gu bon soxal nag lépp loo xamante ni askan wi bokk nañ ko te nag ay rapport of nag daal di koy épinglé loolee moom moo mandarga nguurug président Macky Sall. waaw non détournement yi ñëpp ko teg seen bët le cas de Koudou mu ngi fii le cas de xawma poste mu ngi fii. entre autres y a son petit frère bi nga xamante ne ñi ñu ngi koy jiin Petro-Tim pareegu ñu nga jël ko yóbbu ko caisse de dépôt et de consignation. dañuy mettitlu mais di naqarlu vraiment ni Macky Sall téye suñu réew mu nekk loo xamante ne lu ñu metti la ndax ñëpp gis nañ ne suñu candidat suñu camarade Khalifa Babacar Sall muy suñu leader dañ ko téye injustement ba pare jël suñuy carte d'identité yi nga xamante ne def nañ ci 52 milliards ñu téye ko. mouvement de soutien bi di jàppale maire Ndakaaru di Khalifa Sall moom di xamle ni Aly Ngouille Ndiaye di jëwriñ bi ñu yor wàllu biir réew mi mënul organiser présidentielle bu mucc ayib li koy firndeel moom mooy cadeau yi nga xamante ne nii yëkkati na ko ci fan yi ñu weesu. tey jii nii nit ñi yàgg nañ taxaw ne Aly Ngouille Ndiaye si boppam dafa def aveu tey jii nii aveu tey jii la def ndax bu waxee ne carte d'identité yi nga xamante ne moom la yore. carte d'identité yi nga xamante ne ñoom moom la ñu détenir képp koo xamante ne ànd nga ak Macky Sall dinañ xar seen tànk tubé pour nga jot seen carte d'identité nañ xar seen tànk tubé pour nga dem voter ji bés boobu mooy que ñi nga xamante ne ànduñu ak Macky Sall ñoom amuñu droit de vote ñi nga xamante ne ànduñu ak Macky Sall duñu ay citoyen te duñ jot seen carte d'identité. mu ñëwoon nag bokk ci caravane bi nga xamante ne nii dafa jóg ngir sensibiliser askan wi premier adjoint au maire bu Sicap Liberté moom di xam ne ni délai ñaari weer bu ñu jàpp ngir nag mën a ubbiwaat liste électorale yi dafa
dafa gàtt ba tax nag mu jàpp ni nguur gi mbuxum ci wàllu élection lañ ci jublu. muy 2 mois yi ñu ubbi liste électorale yi pour nit ñi voter ko pour nit ñi inscrire wu musul am ci réew mi benn révision boo xam ne 2 mois rek la am révision yi lu mu gàtt daan na am au moins ay durée de 4 mois nit ñi mën ci inscrire retirer seeni carte pour mën a dem à l'élection présidentielle. mouvement ADK fas yéene bokk ci marche bi nga xamante ne ni opposition bi dëgmal na ko doxu ñaxtu boobee nag fas yéene am juróom-ñeent fan ci weeru mars bi ñu nekk. Codé Ndiaye ñu wax ci leneen muy commission économique bu Afrique sàkku ci investisseurs yi fu ñu mënti ne ci àdduna bi ñu fexe gën a dugal seen loxo ci projet yi nga xam ne dafa jëm ci gën a suqali lii di Afrique lu ni mel acteurs yi nekk fii ci Afrique rawatina ci Sénégal di ko rafetlu jàpp ni bu ñu sukkandiku ci ñi nga xam te ne ñooy njiit yi di chef d'État africain yi ñoom rek mënuñoo taxawal yenn projet yu jëm ci wàllu infrastructure faw ñoom investisseurs yi dugal seen loxo waral ba ñenn ci ñoom sax bàyyeekoo ci Amérique ak ci Afrique am yaakaar ni fii ci Afrique war nañoo mën a taxawal yenn ci ay projet te am ci yaakaar ni dana mën a antu ndax cadre ba war ngir mën a dalal xelu investisseurs yi daanaka mu ngi fi la des rek mooy ñu am ñoom ñooñee am volonté ngir taxaw Afrique ci wàllu suqalikoom Adjara Ndiaye. ngir gën a dugal loxoom ci suqaleb Afrique commission économique bu Afrique nag di gën a ñaax ñi nga xam ne ñoo di investisseurs américains yi ak africains yi ñu gën a dugal seen loxo ci secteur développement yi nga xam ni continent bi soxla na ko bu ñu sukkandikoo ci acteurs yi li nga xam ni mooy xëyu ndaw yi lu am solo la ngir rek gën a yéegal économie réewu africain yi. En fédérant les ressources américaines, nous avons. suñu lëkkaloo ko ressources américaines yi dinañ am ay ubbite yu bëri surtout ci li jëm ci technologie bu yees bi ak e-commerce fii ak ay semaines yu néew ci biir continent Afrique bi dinañ xaatim benn convention bu jëm ci libre échange continental loolee am solo lool na dina tax tey ji ñu ubbeeku ci yeneen i marché yi ñun gis nañ ni que échange intercontinental bi dina jóge ci téeméer boo jël fukk ak juróom-ñaar jëm ci téeméer boo jël ñaar fukk ak juróom ak lii yëpp nag faaw ñu gën a yokk suñu jumtukaay dinañ gën a sukkali entrepôt yi dinañ soxla tamit ay financement. Et nous aurons besoin de financement. ministre délégué bi yor wàllum développement bëral ay kàddoom ni financement yi nga xam ni mooy jóge ci ñi ne ci nguur gi du doy ngir ñu gën a mën a yaxanal infrastructure yi. ñëpp xam nañ ni infrastructure mooy indi koom-koom dëkk bu amul infrastructure mënul am koom-koom surtout les infrastructures de déplacement infrastructures yi nga xam ne day fax nit ñi ñu mën a jógee fi ñu nekk dem feneen des infrastructures yi nga xam ne day permettre ay échange moo tax ñu kontaan trop ci investisseurs américains ak investisseurs africains ñu ñëw fi xam ni Afrique quand même dafa nekk une très grande nation. ñaari fan a ngi acteurs yi di waxtaan ngir rek nu ñuy gën a ñaax ñi nga xam ne ñooy dugal seen loxo ak seen alal ci continent bi commission bi nag jàpp ni téeméer ak fanweer ak juróom-ñaari junni milliards yu américain yi li du doy ngir ñu mën a taxawal projet yi développement yi nga xam ne continent bi am na ko ci noonu nag ñi nga xam ne nag ñoo bëgg a investir pare nañu ngir jël seen am-am gi def ko ci yeeli projet. Adjara Ndiaye ñu wax ci ab bibliothèque populaire jëm ci wàllu développement ñii di waa Tiers Monde ñoo ko taxawal lañ ca jublu mooy mu fexe ba lépp lu aju ci wàllu suqaliku Afrique ñu dëxëñ ko ca ki nga xamante ni mooy économiste écrivain di wuyoo ci turu professeur Samir Amin moom it jël téereem yi nga xamante ni daanaka jagleel na ko ci wàllu woowee jébbal ko boobee bibliothèque ngir ndaw ñi ak ñi nga xam ne ñooy sàkku xam-xam jëm ci wàllu développement Afrique saa yuñ ko yittewoo mën ca jote loolee doon lu leen yomb mu ngi amee woon ci teewaay suñu ndaw di Ndeye Fatim Lo. ngir gën a mën a sukkali réewu Afrique yi faaw ñu yombalal ndaw ñi ñu mën a jot ci xam-xam li ni mel ENDA Tiers Monde xam mu nekk ab service bu mucc ayib bëri loolu ay ressources numériques ak ay téere yoo xam ne dañ ko imprimer bibliothèque populaire du développement bi dina jox ndaw ñi ay documentation. ñu jagleel fi benn bibliothèque bu ak benn salle boo xam ne lépp lu mu bind yow mën nga ko fi fekk muy ci kayit wala ci ay livre électronique. loolu dafa fekk si li nga xam ne ENDA jotoon na ko dajale depuis 45 ans ñu ngi liggéey ci loolu mu nekk lu toll ci maanaam fukk ak juróomi junne
ci ay këyit ak ay documents yoo xam ne dañ ko jagleel ci wàllu environnement ak développement. bokk na ci li sabab initiative bi li nga xam ne professeur Samir Amin def na ko maye bibliothèque personnelle am li ni mel toll ci juróomi junni téere mën nañ fa ràññee bépp téere article ak document boo xam ne publié na ko. koy def bu ñu xoolee fii àdduna bi jaar yépp ba indi ñu ci anam yi ñu nekk tey nii ci Afrique. loolu nag pour ñu mën ko wëlbati war nañu mën a gën a di tàmm gëstu ba nga xam ne jeunesse africaine dinañ leen mën a préparer ñu xam fu ñuy jëmale Afrique ci at yi di ñëw. rax si dolli salle multimédia bu bibliothèque populaire de développement bi moom lañ ko tuddee mu nekk koo xam ne dafa yàgg xeex ngir dund gu sax dàkk jaarale ko ci askan yépp tolloo professeur Samir Amin am bànneex bu rëy ndaxte tey jii xam na ni dina bàyyee ndaw ñi xam-xamam. Je suis sénégalais et j'aimerais. man sénégalais laa boo xamante ne ni sama mébét moom mooy fexe ba jàppale ay génération citoyen yoo xamante ne ni dañuy mën a jariñ seen réew ci ay anam yu mucc ayib fexe ba ñooñee mën a liggéeyal seen réew ba mu soqaleku lépp nag ci ab mondialisation boo xamante ne nii dafay wuteeg bi ñu xam ba nga xamante ne nii ñun mënees nañ wax sax ni ay victimes lañu ci si jamono yi nga xamante ne nii ci lañu nekk. dont nous sommes les victimes à l'heure actuelle. Professeur Samir Amin moom gis na ni tey jii néew na loolu réew yi nga xam ne dañoo engagé wu jëm ci émergence faaw ñu xeex suñu bëggee projet bi doon lu antu bibliothèque bi nekk na loo xam ne neex na ko loolu ndax gis na ni ndaw ñi tey jii dinañ am ci loo xam ne dinañ ci mën a sukkandiku ngir bokk ci li nga xam ne mooy sukkali seen réew. mu ngoog di bibliothèque populaire de développement bu Tiers Monde daal di Enda Tiers Monde taxawal kii di professeur Samir Amin di économiste di bindkat it jël téeréem ya mu am yëpp jëm ci wàllu développement ci Afrique jébbal ko bibliothèque ngir ndaw ñi ak ñi sàkko yittewoo xam-xam jëm ci wàllu développement ci Afrique mën di koy jëfandikoo mu nekkoon ponk bu mujj ci xibaar yi ci digg bëccëg bi ñu leen di jaajëfal mbokki ci teewlu bi di ci jaajëfal techniciens yi ci àndaloon xibaar yi ngoon lay dikkaat juróom-ñaari waxtu ak juróom-ñetti waxtu laata boobee ñu leen di ñaanal ngoonuk jàmm bu ànd ak tawféex di ko sàkku ci yéen jamono bu nekk wasalaam. لا إله إلا أنت الله أكبر الحمد لله. Application DTV. La magie de la télé vous suit partout dans le monde avec son nouveau service disponible sur les supports Windows, iOS, iPhone, Android et tablette. La DTV sous vos yeux partout à tout instant. Avec la DTV, vivez la magie de la télé. L'Afrique ne refuse pas son développement. L'Afrique refuse un développement qu'il ne connaît pas. L'Afrique refuse un développement qui n'est pas commode à ces réalités. Essayer de faire porter à l'Afrique le chapeau de développement, c'est comme essayer de me faire porter une taille basse, même avec des fentes et des valants, ça ne me va pas. Nous refusons le développement occidental, nous refusons le développement importé, mais on est prêt pour notre propre développement, nous Africains. Je vous remercie. Le problème de la légalité du secteur informel, cette vision n'est pas partagée par l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE, qui pense que l'économie informelle n'a rien à voir avec l'économie illégale, car cette dernière concerne tout ce qui tourne au commerce de drogue et de contrefaçon. Chers amis, ce thème est très important et a été bien choisi par le groupe DIJ. C'est un thème qui nous permettra de parler du secteur informel et à travers notre formation, nous donnerons une information scientifique et technique à nos camarades de la FST pour les permettre d'avoir une compétence claire en la matière. Je suis allé à la BU pour chercher la source de leurs travaux. Ils nous parlent de sources tant
que j'ai eu l'impression que tout était écrit à la BU. Alors j'ai cherché. Je me rappelle, l'article 0, alinéa 0 n'existe pas encore. Et ce qui n'existe pas encore, en droit, ce qui n'existe pas encore ne peut pas être légiféré. Je vous enseignerai le droit, mais malheureusement, on n'a pas le temps. On a remarqué que ma camarade qui vient de quitter nous a parlé des habits traditionnels africains. On est d'accord, mais pouvez-vous demander où vient sa montre? Si vous remarquez, vous aurez trouvé un Gucci. Ce n'est pas sénégalais, je pense. Je crois que leurs travaux même s'est inscrit. Permettez-moi de le dire avec tout le respect que je vous dois, dans une légèreté intellectuelle insoupçonnable. bandiraɓe caggal yettude Allah julde rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam en puɗirima inde deno toɗo townuɗo kala ko towi kisɗo mo kisal ala gaga mum mo fitande tawgore arjigue woni tamande mum waɗo wallato en juule mouhamadou mokko mouhamadou abdallah mouhamadou aminata mo jaami kisal wonani timmoɗo annabaɓe koddo nolaɗo ɓurnaɗo windere goɗɗo guilay hunde wodani kala kadi ko wodiri saabu mum en calmini galeji hifaɓe diine wonɓe leydi ndi kala en juurima ceerno men Mahamadou Bachir Mountaga ha Cheikh Oumar en garti émission mon pina leydi mo jeeɓoten e télé mon DTV so pinal onon gandi haalama ko ganni tagina haale lasli tagina haale ande noon émission mon pina leydi woni koɗo men ande ko goto ɓe ganduɗa yontaɓe leydi ndi windiyanke mawɗo so haalama woni professeur Koudi Kane gonɗo département lettres winduɗo defte kadi limtinde kadi e banggue kadi pinal fulɓe e banggue fuutankagal kañum woni koɗo men kuufi noon gaaji ɗi mo ganduɗa ko Seydou Ba Seydou Amadou Makhtar Ba mo ganduɗa ko bambaɗo ngana on huufi gaaci ɗi gam dusde men hen bisimilla ma professeur Koudi Kane émission pina leydi DTV. mi salmini on bandiraɓe yeɓoɓe DTV caggal nde jettuɗen Allah e nulaɗo mum sallllahu alayhi wa sallam jettuɗen kadi jignaɓe ɓe min beltoro émission mon do DTV hande noon min garno yewtide mon batte pinal leydi e batte bindi men aadaji men pular